mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. fukki ati kaso yu nu toftal liggéey bu mu sañul bañ di travaux forcés ngir sëñ Cheikh Béthio Thioune ñaari téeméeri million ni alamaan loolu bokk ci dogal bu tribunal bu Mbuur xëy tey ji yeneen ci ay cantakun fukk ci ñoom ñu def ñoom it fukk ak juróomi ati kaso yu nu toftal liggéey bu nu sañul bañ donte njabootuk kenn ci ñu nu faatoon foofu ca Medinatul Salaam di njabootu Bara Sow mag ja dafa daal di xeeb lool li nga xamante mooy daan bi néewal ka ñoom yaakaar gu tas la nu ci am werante gi jëm ba tey ci mbiram tere gi ñeel muuraay ci institut Sainte Jeanne d'Arc ba tey jile waajuru ndongo yi ñoom seen ak mer gi fugul ci weneen wàll xamal nañu sax xibaar jëm ci ndaje mu war a dox seen digg yooyu waajur ak kilifa yu daara ji di administration ba fa wàllu xibaar bokk na ci politique ak tolluwaay ci réew mi grand parti bu El Hadji Malick Gakou noppi nañu ngir giseeg dajewaat ak AFP porte parole parti bee ko xamal RFM matin bu nu sañoon jamono yi ñoom AFP ñu ne daje amaat diggante njabootu socialiste gi ngir waajal présidentiel gi ñëwi Sénégal. bitim réew Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu Georges. maa ngi lay fay El Hadji Assane. li ci gën a fës. daañu dem ba ca Niger foofee lu doy waar moo fa am juróom fukki nit ak juróom-ñett ñoo ñàkk seen i bakkan gannaaw bi ab camion citerne kalaate ca koñ bi di aéroport foofu ca Niamey fanweeri nit ak juróom-ñaar jëlee ci ay gaañu gaañu ñu yóbbu leen ci l'hôpital ya nekk ca biir capitale ba. ca Guinée Cellou Dalein Diallo addu ci ni ñuy teg loxo ñi doon manifester wala ñuy manifester ba léegi te di ko wéyal bañ ñetteelu mandat ci Alpha Condé moom njiital UFDG ñaawlu lu ni mel xam leen itam kuje gi dana addu ca mbir moomee maanaam riposte. jërëjëf Georges ba ci kanam ngir yaatal gi sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fayal a jasan lu gën a fës ci xibaaru tàggat yaram yi. wàllu basketball ak AS Ville Dakar min na ma kon defante ak gars yi ngir daal kon dégg titre champion ci atum ren gi ñu ne ba ñu tàmbali ba léegi daal amul génn njuumte goo xam ne gis nañ ko ci la ñuy doxalee judo danañ ko waxtaanee ak itam lu jëm ci sénégalais bi di Mbagnick Ndiaye nekk champion d'Afrique ci Afrique du Sud la kon jógee googulee raaya tax kon ba président fédération bi yëkkati kàddoom ni xel rafet na ci li topp ci judo bi ni kon daanu ko yeesalaat ba Sénégal nekkaat ca kanam. jërëjëf Malal yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM di dogalub atte ñeel paate ga woon ca Medinatul Salaam ca Mbuur ak jàngat bi nga xamante ni def ngeen ko ca ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Aliou Ba. ñu tàmbalee xibaar yi ak li nga xamante ni mooy gaal gi suux ci bët Saalum bu Sénégal Elou Balil ca RFM yeggaleen ko biig ak tey ci suba bilang bi nag daal dina yokk ndax ñu ngi woon ci juróom ñu ci ñàkk seen bakkan daal dinañu xëy yem ca néew beneen sapeur pompier ko génne muy kon juróom-bendeel ci bakkan yu rot ci suux ak gaal googe ñaar ba tey jii réer kenn gisu leen waaye it ñaar fukk ak ñeent rëcc ca ñeent ay tout tànk nekk ci urgence yu hôpital régional bu Ziguinchor di leeral tukkee ci suñu ndaw ca googeeg diwaan bët Saalum Sénégal Lamine Ba ca Tëngéej moom benn jéeya fa am waaye ju wuyoo bari si ci xibaar moo fa jàmpaaka doom ja tolloon ci ñaar fukk ak juróom ci at mu faatu ca Daaru Rahman yenn ci xibaar xamal ñu ne moom borom kër gi def lu ni mel àndul ak sagoom leeral li ca Tëngéej Abdou Diouf Diagne. baay bu jam doomam mu dee néew na lu ñu koy gis ci Sénégal jëf ji mu ngi amee ci Daaru Rahman di ab quartier bu nekk ci commune bu Rufisque Nord foofa bari si nekk ab boulanger moom moo faat doomam ji am ñaar fukki at ak juróom di wuyoo si turu Ibrahima Sy jéye jooju mu ngi amee ci kanamu Ramata Diallo bokk ci njaboot googule mu doon wax ak doom ji histoire bu ndaw bu muy wax yi nanguwul génn dafa tëju woon daal histoire bu ndaw la woon xam nga ku wérul rek waaye ci diggante bi noonu bu mu génnee dafa fippu ndeke bu mu fippoo dafa yore paaka mu dabi xale bi si buntu kër gi muy dem bi xale bi wane ginnaaw mu ko bëgg a jam mu def nii bu mu defee fii nag mu def ko nii mu dugg ci loos bi fii xam nga fii boo fi jamee rek mooy loolu kii nga xam ne nag moom moo jëf-jëf ju ñaaw ji àndut ak xelam suñu sukkandikoo ci seen dëkkandoo bii depuis xale yi ñoo ngi am daanaka ay 5 ans xam nga loolu yàgg na 5 ans ba 25 ans kooku xam nga ne am na ñaari fukki at yoo xamante ni moo ngi feebar ñun nag daw nañ ci lu nekk comme que nag lii la suñu borom dogal tamit dañ ko sant yàlla def nañ ci lu nekk mais nag comme que loolu la yàlla dogal dañ jàpp ne loolu rek mbirum suñu borom la daal waaw noonu la demee néewu Ibrahima Sy sapeur pompier mu ngi ko jël yóbbu ko ci benn bërëbu fajukaay bu nekk ci Ndakaaru ngir mën a amal ab autopsie bari si moom mu ngi ci loxoy police bu Tëngéej RFM Rufisque
Abdou Diouf Diagne. jërëjëf Abdou. juge bu chambre criminelle bu tribunal Mbour jël dogal lu jëm ci wàllu kon paate ga woon ci Medinatul Salaam daal dina tegab daan sëñ Cheikh Béthio Thioune fukki ati kaso yu nu toftal liggéey bu mu sañul bañ ñaari téeméeri million ne alaman loolee nag ñi nga xamante ni ñooy fukk ci ay taalibeem bokk ci daan yi ñoom fukk ak juróomi ati kaso yu nu toftal travaux forcés avocat yi défense bi xaar ñibbiseem moom sëñ Cheikh Béthio Thioune ngir def appel jëm ci boobeeb dogal leeral yi ca Mbour ak Abdourahmane Diallo. fukki atu kaso ak ay liggéey yu mu sañ ta bañ lañu daal di teg Cheikh Béthio Thioune juge bi di Thierno Niang laajtewaat ñu teg loxo lépp li nga xam ne alalam la waaye nag waxul benn yoon nañ ko dem jëli ngir tëj ko maître Moustapha Dian. soit day am association de malfaiteurs ak recel de malfaiteurs ñu ne mën na nekk complice mais boo ko bàyyee ci jëlee mënoo ko jàpp ci bii looloo tax ma ni décision bi respecté naa ko mais man en tout cas d'accorduma ci. moom mi nga xam ne dañ ko àtte te neewu fi ay avocat am fi mu ne nii mënuñu def appel bu ñu bëggee def li ni mel faaw njiitu cantaku ni ñëw ba tëdd kaso avocat am di xamle ni du yàgg dara cheikh bi dina yegg si Ndakaaru. Cheikh Béthio bu wéree wax na ma ko dégg naa te xam naa ni moom c'est un légaliste, c'est un administrateur civil dina ñëw fii Sénégal ñu ànd topp yoon ba ci cëppaandaw la parce que li ñu bëgg leen kese la ñu wane ne moom mi defut reyluwut yéegut li daal dafa ñëw dal ci njabootam. tribunal bi nag di laaj ndàmpaay lu toll ak ñaari téeméeru million ngir ñu jox ko njabootu Ababacar Diagne ak Bara Sow maître Khassimou Touré mooy avocat wu njaboot yi. ñun li ñu doon bëgg yàlla defal lañ ko ndax gagné nañ suñu procès te loolu lañ doon wut nit ki buy xeex bu nekk dafa bëgg di daan te yàlla si kàttanoon jàppale nañ bañ gagné suñu procès bañ daan ñu doon xeexal loolu dañ siy sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax aussi parce que li ñu doon séntu si justice Sénégal mooy ñu teg lépp si yoon naa ne loolu la ko doxalee. Cheikh Faye di jëwriñu Cheikh Béthio Thioune moom fukki at kaso lay tëdd ak liggéeyu mu sañ ta bañ yeneen fukki taalibe ci ñooñu Serigne Khadim Seck moom mi nga xam ni moom moo tiire fetal bi fukk ak juróomi at la ñuy tëdd ak ay liggéeyu ñu sañ ta bañ am na ci ñaari taalibe yi nga xam ni ñoom juróom-ñetti at lañ leen daal di daan ci ñooñu Demba Kebe moom mi nga xam ni dañu jàpp ni moo sooxe xeex bi yeneen ñaari taalibe ñoom it juróomi at la ñuy tëdd kenn ki moom juróom benn weer mu am ñetti taalibe yi nga xam ne ñoom toppeetu ñu leen dara bàyyi nañ leen. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane Diallo njabootu baax saw ndem si yàlla si ñoom ginnaaw dogalub àtte bi dañu daal ci am yaakaar gu tas ndax ñoom gis nañ ne daan bi sax dafa oyof leeral yi mag ja Ousmane Sow ak Hadj Ndiogou Diène. acte bi ni mu ñaawee ni mu mel vraiment ñëpp gis ko image yi ñëpp gis ko te man ma jàpp ne moom Cheikh Béthio Thioune ak Cheikh Faye ñoom ñooy principal commanditaires yi. moo taxoon ma jàpp ne rek man war nañoo am peine bu gën a rëy loolu jaaxal nañu parce que vraiment amul mandat d'arrêt international bi ci tamit mooy 10 ans lañ ko tëj ne ak dañuy bon jël lépp luy àllam dañ koy nangu waaw loolu la ñu wax bien vrai que nag benn côté tane la ma de tane parce que am na ñu taxawoon carrément en face de moi ne ma du mujj fenn loolu moom dégg naa ko déggati ko waaw kon bu ko am nañu taxawoon ne du mujj fenn buñ ko dooree 10 ans de prison ferme ak travaux forcés ak saisir ay biens yëpp man du ma la nekk satisfaction 100% mais man nga ne tànn na par rapport li nga seentoon man awma leen lu dul ñëw ci justice ne ko tooñ nañ ma fajal ma sama naqar su fekkee ne justice doxalee na nii man li ma xam daal mooy jàppoon naa dina gën a sévère lii man yaakaar naa dina gën a sévère lii par rapport ak li nga xam ne nii loolu lañ def te it man tamit maa ngi dànkaafa tamit justice tamit malgré tëj nañ ko 10 ans amul mandat d'arrêt amul dara waaye nag nañ ma tamit nag tëj ko 10 ans ba pare mu ñëwaat ci dëkk bi kon ne cantam kon ne na ci mbedd mi def lu ko neex ñun ay opposition jaarale ko fa naan lii lañ fa def ak fii la yoon jaar ak fii yoolu moom duñ ko nangu. ñu des ba tey ci wàllu yoon ak keroog wate gi ci assemblée nationale ñeel li nga xamante mooy loi bi fi dindi ci charte réew bu Sénégal poste premier ministre ñi doon manifester foofe bokk na ci ñoom Guy Marius Sagna Babacar Diop ngeen baal ma Ousmane Ndiaye Abdourahmane Sow bokk ci COS M23 ñu tegoon leen loxo booba ci xibaar yi mujj nag jàllale nañ leen defeere kon ci parquet bu Sénégal. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. daara ji di institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaarook xibaar wala laam-laame jëm ci tere jëm ci wàllu muuraay coow li mu jur ministère éducation nationale moom daal di ci addu jëlab dogal leeral rek ne état bi ci boppam dafa daal di dugal ak yoonal ci miim réew goo xamante ni du dugal ak ràññeetle ci wàllu kon bërëb bu njàngaleekum njàng administration bu l'école ba nag lu jëm ci mbir moome yi ñu yàbbi donte way jur yi ndongo ye fa ñoom ba tey ji seen ak mer gi fogul am na sax ci xibaar ndaje mu war a dox ci ngoon seen digg ñoom way juru ndongo yooyee ak administration bu Sainte Jeanne d'Arc Mouhamed Ali Mouba ci kanam école Jeanne d'Arc sécurité bi renforcé nañ ko ñu gis ci ñaari vigile benn policier itam bokk ci kooku mi ngi yor arme nekk en faction monté foofule pour nga jàll il faut que ñu visite la
bu baax a baax boo fa jàllee dugg ci biir fekk fa ay parents d'élèves yu bëri ku nekk di xaar ñu woo ko parents d'élèves yu bëri dañoo ñëw ngir fay scolarité seen doom en tant que journaliste boo laajtee administration bi pour nga gis leen ñu ne la kenn nekk fii ci lañ génn xaar gis benn parent d'élève bi génn kooku addu ci nu ñu interdire port de voile bi. bon dañ ko interdiroon mais je sais pas si ndax dindi nañ ko quoi. beneen jigéen Janine la tudd moom nag bokk na ci collectif parents d'élèves yi xeex ngir école Jeanne d'Arc dindi interdiction port de voile bi mu jàpp ni teguñu ko fenn. su nekkee suñu gouvernement dafa imposer école Jeanne d'Arc mu respecter loi wu Sénégal alors là je pense que ñoom xam nañ de quoi ils s'en retournent. tey nag bu 6 heures jotee administration bi dafa convoqué réunion parents d'élèves yi nee na nag foofu ñu ngi xaar bu baax a baax administration bi changer avis. non mënuñu forcer tamit nit mu def lu ko neexul suñu doom yi bu ñuy def piscine ñoom dañuy sol maillot mais dañ ci teg short tant duñu voilé mais dañu am seen suturaw bopp. je trouve très mal déplacé benn professeur di wax ay élèves maanaam ñi sol short ce sont des complexés déjà man loolu dégg naa ko si de la bouche de sama doom mais ak affaire voile bi dafa ma wan ne nii ndànk voilà ça peut aller loin et c'est plus profond. waaye nag bu fekkee ni administration bi changé wul avis ndax ñoom parents d'élèves yi pare nañ génn ci l'école boobule Janine ne lii. bu ñu nee déedéet sans voile man sama doom dinaa ko utal beneen école je suis libre de faire mon choix. Mohamed Alimou Ba reportage ci école Sainte Jeanne d'Arc grève bu chauffeur yu camion yi daal dinañ dakkal liggéey bi fukk ci ay fan ngir ñaaw lu ñu ne lu jëm ci wàllu kon dogal bi ñeel lii di peese gi ñuy peese la ñu yëpp ca lii di pont Sangalkam muy pesage à l'essieu dogal boobee ñu jël nag ñoom banque yoxo yi bokk na ci li ñu njort ne mën na ko jur yokkute ñeel suuf si wàllu dëkkuwaay naka noonu woo nañu ñoom yooyu transporteur état Sénégal ngir yi waxtaan lu ko mooy ñu ne duñu dakkal grève bi reportage ci carrière bu Nord Foire ak Koumba Sandiane Faye. ñu ngi ci carrière bu Nord Foire ay fukki camion ñu gaare leen seeni chauffeur dajaloo ñii ci peggub taliba ña ca des ci suufu mbaar yi daanaka liggéey amu fi dañu bank seen yoxo lu tolloo ko fukki fan Baye Mass Meng moo yor seen kaddu. suuf ci ñëpp liggéey nee la camion yi ëpp na 500 personnes benn camion ba si na li ci nekk lu mu néew néew banta ñaari nit bu doow ñu bokk rek ñu borom machine yi bokk ñoo ko yor dépôt bi jënd ko di ko jaayaat bokk ak maçon bi si lay war a dund bokk ak mënoor bi xam ne si la war a dund ñun ñëpp dañoo ànd taxawandoo amatoo fenn foo mën a liggéeyee sonn nga noo ngi bëgg a dee gouvernement bi nañ dimbali te xam ne si réew mi lañ bokk. li ko waral def di dañu àndut ci dogal bi njiit yi jël di xam ne yooyee camion suuf buñ dee jaarati ci pont ba fare ca Sangalkam daa leen peese te képp ku ci ëppal kilo yi nga war a yëpp ab daan dina tegu sa ndodd. peese bi mënu nekk ndax waxuma la nun camion yi ku waa dëkk ba donc pour ñu xëyati dañu am problème 400 camions est-ce que mën nañ xëy peese si benn pont ba si mënul nekk camion yi dañuy yàq télé bi loolu la ñu wax waaw bu ñu chargé lu liis bu njëkk bi xëy na pont peese amul woon boo bëggee sa oto chargé ba fees dell si kaw da ngay chargé ba bu fekkee ne rancé moo la arrêté nga chargé rancé waaye fi mu ne nii moom comme que dañuy peese kon li si carte grise bi lay peese si lañ war a mën a basé wu ñoom li ñuy wax moom boo ëppalee benn tonne bu ne 4000 kon boo ëppalee 4 tonnes wala 5 tonnes ñaata lay doon te xam nga suuf daa diis yooyee dawalkatu camion di xupp di xam ne bés bu ñu doxalee boobee dogal ab yokkute faw rek mu am ci njëgu suuf si dem sax ba laal njëgu tabax gi ñun ñi xëy ni noo koy def daanañ ci am jafe-jafe client bi koy jënd dana am jafe-jafe dana tuuti te dana seer am nañu wax ne amuñu doole te ñëpp bëgg a tabax nañ suuraale ki amul doole li ñu bëgg di kilifa yi woo leen ci ab waxtaan ngir ñu xoolaat boobu lépp dogal lu ko mooy seeni grève dañ ko wëyal. jërëjëf Koumba Sandiane liggéeykat yi nga xamante ne ñoo yëngu ci projet yi bailleurs yi financé ñoom ci lu yàggul dinañ jot ci seen i payoor ministre bi ñu dénk bees wàllu finance ak budget moo bindoon banque yi ngir sàkku ci ñoom ñu dakkal pay gi fii léegi muy jot ci li nga xamante ni mooy décret bi fixé attribution yi loolee am na waral jëwriñ ji daal di kon yëkkati tere googe jëm ci banque yi ba ci lu yàggatul ñoom yooyu liggéeykat yu projet yi nga xamante ni bailleurs yi ñoo ko financé dinañ jot ci seen i payoor. marche dib dox bu askanu Ngoy ci département Bambey amal tey ji lay ñaawlu rek ñàkkum ndox fa ñoom forage benn bi ca gox ba paan ab diire ngi le élève dëkk ba sax ci xibaar dañoo daal di ba ca ginnaaw cour ya di njàngale ma ngir dem ànd ak askan wi ci boobee tawat ndax ñàkkum ndox ak ndox ak solo gi ci seenam dund. Bañ Fall ñoom ñoo nga ca commune bu Pire dëkk ba daana xare dem lool rax ci dolli amul benn jumtukaay ci wàllum paju jàngoro yi bari feeñ fa cancer jabat hypertension waral dëkk ba yëglu foofee ndaw ña sax ci xibaar ñoo mujj cotiser seen biir ngir mën faa tabax ab case de santé leeral li Cheikh Anta Diop. Bañ Fall di dëkk bu nekk ci commune Pire seen diggante toll na ci 7 kilomètres ñu doon amal ay consultation médicale li ñu nemmeeku jéggi na doyoo am na ci ay jigéen ñoo xamante ne sax am nañu lu ñuy wax cancer bu col de l'utérus ak yeneen i tawat
Ibrahima Carvalho infirmier chef de poste de santé Pire Gouray. dépistage du cancer du col parce que gis nañu feebar boobu mu ngi dugg bu baax a baax si gox mais malheureusement ñu nekk si àll yi duñu dem si ville bi pour def dépistage dañu profiter matériel bi ñu jënd dépister nañu tamit ñeent fukk ak juróom-benn jigéen mais si ñooñu fukk ak benn am nañu col suspect il faut mu dem Tivaouane def examen plus approfondi diabète bi tamit nañu dépistage vraiment gis nañu si baañ moom am nañu benn jigéen boo xam ne mu ngi am 4 grammes 20 en temps normal nit kooku sax warul taxaw. loolee tax nag ndaw yi dëkk bi nag ñoom nee nañ mosuñoo am case de santé ba tax seen biir ñu déggoo tabax fa ab case de santé boo xamante ne ñoom daal nee nañ jafe-jafe bi ñu am moom mooy amuñu nag ay jumtukaay te it ab fajkat nekku fa. Basirou Kane association pour le développement de Bagne. problème mu santé ci la bokkoon ren ñu ni au lieu ñu ñëw fii di def ay revendications dañu bëgg ñun defal suñu bopp ci loolu la xale yi Bagne mobilisé wu ñu defar case de santé am accord médecin chef du district de Tivaouane pour tabax suñu case de santé di ko commencé ci ministre bi yor wàllu santé pour vraiment ñu équiper ko ba pare fexe mu fonctionner correctement. sous-préfet bu Pambal di Ibrahima Baylaw Ba wax ne askan wi li ñu def de lu leen war la te lii ku nekk war na cee roy. di ñaan li yokk ñu dina leen jox ay fajkat. Bañ Fall nekk ci commune Pire dugg ba jafe na lool amul aw yoon wala courant it dëkk bi amu ko. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh bëccëg gi ñu jagleel xeex beeg jàngoro yi sibbiru ñu ngi ko daal di màggale ci Kër Ayib frontière ba diggante Sénégal ak Gambie ñaari réew yi taxaw ngir liggéey ndoor ba faagaagal jàngoro ji le fileeg 2030 Ibrahima Dias Jàmme. xeexum sibiru am nag dimension internationale réewum Sénégal ak réewum Gambie joxante loxo pour jëlee fii feebar bi le Kër Ayib la askanu ñaari réew yi dajaloo kon ngir célébrer bés bi ñu jagleel xeexum sibiru Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy jëwriñ ji ñu denk wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal. sibiru nag nekk na li xamante ne boo jëlee mën naa wax ne feebar yëpp mooy feebar bi si gën di faat doomu aadama bon nag taxaw tey ñu ànd ñun ñoo Gambie di ko xeex. loolu mooy suñu wareef parce que suñu taxawaay mooy taxaw pour aar njaboot yi. muy góor muy jigéen mbooloo mu bëri te woon Kër Ayib ci magalum bés bi de ñu bëri ñu ngi jóge woon Gambie ñi Sénégal ci gis-gisu jëwriñ yi ñu denk nag wàllu wér-gu-yaram ci réewum Gambie jigéen yi ñoom am nañ wàllu gu rëy ci xeex bi la ñu sumb. suñ fi ñëwoon gisuma jigéen ñi ni kon dinaa xam ne lii du dox wante bu ma gisee jigéen ñi xam naa ne lii dina sori parce que soo leen buggee sànke bi dox dina dox soo leen bañee sànke bi du dox dinaa leen wax suma expérience bi si sànke bi ñeneenti at si gannaaw suma jabar isi benn sànke ma ne ko déedéet lii def dee tàngaay faale wut ma mu monte sànke bi complain naa ba sonna wante bu mu yàggee ma ne ko ndeke sànke bi baax na soo lu jigéen du bugga su yàggee góor bi dina ko bugga soo buggalaa ngeen toppatoo affaire yi sànke bi yéen a dee toppatoo góor yi yéen a dee toppatoo xale yi. ci biir xeexum sibiru bi nga xam ne ñaari réew yi sumb nañ ko am na benn projet bu mag bu nga xam ne mu ngi aju ci wàllu distribution moustiquaire ñu ne lu mot 10 millions moustiquaires yu ñu nandal ci valeur 17 milliards de francs CFA daañu leen séddali Ibrahima Diame Kër Ayib rajo Futurs Médias. Ibrahima jërëjëf wàllu politique ak gis-gis bu AFP grand parti ngeen baal ma am ngir dajale njabootu socialiste gi dàqunu xalaatu gisewaat am ak daje seen digg ak AFP bu Moustapha Niass loolee ngir dajale njabootu socialiste gi waajal présidentielle 2024 gi ci Sénégal porte-parole bu grand parti Malick Gueye ko xamal waa RFM matin tey jii. Moustapha Niass sunu papa la woon am nañ problème ci kër gi mais attends ñi ñaa ngi déyante ci kër gi laajtewul la ñi déyante ci kër gi ba kër gi toj léegi kër gi toj na dem nañ élection léegi bon doom yaa ngi fi ñun rek duñu doom yi am na yeneen doom ak yeneen doom mais bu fekkee am na tolluwaay boo xam ne moom nee na jeexal na damay woowaat samay doom pour ñu waxtaan mais doom yi nga xamante ni maanaam bu fekkee ne par exemple bëgg nañ pour rassembler notre doctrine et notre famille social-démocratique mais en fait mais man gisuma ci benn objection. est-ce que boobaa nekk defet ci yéen dem taxawal sa parti laaj ci njiitu réew. xam nga ba tey candidat wàññeekuwaat ne da ngay dem àndaat ak Moustapha Niasse. xam nga tey ànd bi mën a nekk. xam nga ñun am nañ grand parti am nañ suñu parti représentation bi ñuy dem dañ dem ak 30 responsables départementaux AFP. mais mosu leen gagné dara grand parti. waaw non xam nga. busuñu gagné dara ça veut dire mais attends mais il faut pas le dire comme ça parce que kan moo fi mus a gagné fii. c'est comme ça de. waaw non kan moo mës a xam nga boo nee muso da nga naan diw gagnéwul xam nga li ëpp solo mooy ñu xam ni nous suñu parti dinañ ko defaraat tëggaat ko tàllal suñuy loxo ñëpp tijjeeku sur la famille socialiste préparer waat aussi suñu programme qui est le Suxali Sénégal renforcer ko améliorer programme bi mais préparer waat élection yi di ñëw élection présidentielle yi di ñëw ñun ci loolu lañ nekk mais bu ñu amee nag ñu mën a jàppale y compris notre ancienne formation notre ancienne famille politique mais pour jàppale ñu ëllëg en 2024 le président Gakou mën a nekk candidat mais tant mieux pour nous.
RFM bitim réew. Georges ginnaaw bi ñu delloo ziar la ñu tàmbale ko ak réewum Niger foofee fukki doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci camion citerne bu kalaate ca capitale bi. l'accident bi mu ngi amee ci quartier bi di bi ñu duppee quartier aéroport bu Niamey ca capitale bi ni nga ko waxee jamono ji liñ mën a jàpp ci bilan bi moo di juróom fukki nit ak juróom ñett ñi ci ñàkk seen bakkan juróom fukki yeeg juróom ya ca saasa la ñu lakk ba ñor xam ñett ya ñàkk seen i bakkan bi ñu leen di yóbbu ca l'hôpital RFI xamal ñu ne victime yi daal ñoom ñoo ngi xamante ne dañoo ñàkk seen i bakkan wala ñu jëlee ci ay gaañu dañ bëggoon a jël l'essence ba bi camion ba këppoo ci guddi gi ay nit ñu bëri nag jëlee ay gaañu ñu jàpp ne sax mot nañu fanweer yóbbu nañ leen ci hôpital ya nekk ca biir capitale ba foofu ca Niamey tey ci suba sax Mahamadou Issoufou di njiitu réew moom demoon na nemmeeku ñi nga xamante ne ñoo fa jëlee ay gaañu Alaaji Assane ca l'hôpital ba. Guinée Conakry moom juróom-ñetti militant yu àndul ci ñetteelu mandat Alpha Condé ñoom la ñu téye jamono yi ca Kidia du lu neex nag njiital UFDG. Cellou Dalein Diallo moom mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di ñaawlu loolee jëm ci wàllu violence wala ni ñuy teg loxo ay militants ñi nga xamante ne dañoo bañ ki nga xamante ne moo di Alpha Condé am ñetteelu mandat ndax ñoom jàpp nañ ne loolu moo di bëgg-bëggam njiital UFDG yokk ca nag ñoom waa ku jege ñu ngi waajal ngir xeex loolee nga xamante ne dañoo jàpp ne moom la Alpha Condé bëgg a def Cellou Dalein Diallo ñu jokkoo ak moom ca Conakry ga mu ne. Je les condamne énergiquement. Vous savez, monsieur Alpha Condé, je vous ai dit qu'en Guinée, on ne travaille pas avec les lois de la République. ñoo ngi taxaw tem ngir fexe ba loolu bañ a am ci réew mi ñëpp ñi ngi mobiliser wu xam nañu ni Alpha Condé doxalul démocratie taxawul sax ci loolu la mu bëgg mooy copparti constitution bi ngir amaat beneen ñetteelu mandat mbaa sax mu nekk président à vie waaye loolu nag moom du mën a nekk te loolu nag bu mu def ko mu ngi defar ay xawaareeki ay marché ki lu ne mu ci def xaalis bu takku ngir rek jàppale ñooñu nga xam ñoo far ak moom waaye bu kenn ku taxaw ku farul ak moom rek bëgg def manifestation rek mu daal di yebal takk der yi ñu dal sa kaw jàpp la ndulli la ba noppi suusé tëjee ci kaso bi loolu nag ñun Guinéen duñu ko bàyyi mu jàll. dëgg la ku jigi ak société civile bi ak ñëpp ñi nga xam ne seen xel dafa màcc wala woowule taxawal nañu benn kuréel goo xam ne moom moo war a toppatoo ak saytu ñu bañ a caxatee constitution bi ndax constitution gi ne ñëpp xam nañu ni lu jëm ci mandat bi durée bi mu war a am ak ñaata mandat nga war a am dañu ko bloqué kenn mënu ko coppar ni te Alpha Condé loolu la bëgg def waaye ñun duñ ko ci bàyyi dinañu nag taxaw temm ngir baare ko yoon bi sàkku ci moom mu respecté ko ndax moom ci lañ ko fale mu waat ci tey mu ñëw bëgg ci wàññeeku soppi ko ci ni mu ko neexee loolu nag du am ca Guinée daana fa taxawaay bu war ngir démocratie am fa nu xeex ba élection am ñu fal beneen njiitu réew loola mooy démocratie te loola mooy li war a am ndax loola la charte réew mi wax. Donc les Guinéens l'empêcheront. Cellou Dalein Diallo tekki geeg Malal Junior Diagne daa foofu ndiroog ñoom sax Guinée Georges ñu wéy ba tey ci xibaaru bitim réew. xam na fa de. Algérie moom ab woote di appel bu président am na gën di ku gëfa def jëmee ci askan wi. muy woote dialogue Abdelkader Ben Salah ne ab dialogue bi nga xamante ne dialogue bu intelligent la bi nga xamante ne day gën a tabax réew mi ak itam dialogue bi nga xamante ne ku ne da nga koy defeek ci li nga gëm xalaate ko ci réew mi maanaam réew mi daal nekk solos boobee waxtaan loolu daal moo mën a tax ñu mën a egg ba ci ab déggoo ci naka la ñuy organiser élection présidentielle bañ fa war a def gannaaw bañ fa jëlee Abdelaziz Bouteflika kaddu yooyee nag mu ngi ko yëkki ay waxtu gannaaw bi ñu jàppee ñi doon liggéey ak ñenn ci ñi doon liggéey ak Abdelaziz Bouteflika bokk ci benn frère am ak ñaari nit ñi nga xamante ne ñoo jiite woon service de renseignement ya leeral yëg na fi satu si la samedi bile la ñu tekk ñetti ñooñee loxo daal di leen placé en détention provisoire di téye ndiganu loolee nag gannaaw ba leen juge d'instruction bu tribunal militaire bu Blida daal di leen dégloo Blida nekk ci bët gànnaaru Alger bu ñu sukkandikoo ci parquet militaire bi kii di rakk ci kii fi nekkoon président bu Algérie ak ñeneen ñaar ñi jiite woon service de renseignement yu Algérie ñi ngi leen di toppee bëgg naxasal autorité armée bi ak di complot
jëmale ko ci nguur ga ñaawteef yooyee nag bu ñu sukkandikoo nag ci code de justice militaire ñi def jëf yooyee amaana ñu tëj leen juróom ba fukki ati kaso ay poursuite judiciaire reprise ay poursuite judiciaire dinañ ko jël tamit teg ko ci képp koo xamante ne jàpp nañu ni sa loxo dugg na ci tuuma yooyee ñu leen teg rax ci dolli enquête baa ngiy wéy ba jamono ji loolee nag ki ko xamle di agence de presse officielle ca réew ma moomee mu daal di koy jëlee ci parquet militaire bi Saïd Bouteflika toll ci juróom benn fukki at ak benn bokk na ci ñu ëpp doole ci palais présidentiel bi rawatina ba kii di magam di Abdelaziz Bouteflika amee AVC ci atum 2013 rakku ki fi nekkoon président nag bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñee la manifestant yu réewu Algérie daal di gën a bañ daal di bëgg rek daal di jóge ci système ba maanaam ci ñuy doxal réewum Algérie. kon Alaaji Assane foofee la ñuy yemale xibaaru biti réew. Jokke Ndiol Georges Déthié Diop ci kanam tuuti sport geeg Malal Junior Diagne. RFM Sport. Malal ñu tàmbalee AS Ville bu Ndakaaru day viser titre bi ci wàllu jigéen ñi waaye waxuloo ci lan la football basket la handball la lan la basket voilà mu ngoog basketball la ndax équipe Ville de Dakar amaguñu ko ci wàllu football première division jigéen ñi nag duñ toll nii kenn mënu leen a daan tubarkara laf cat ci ñoom gone yooyu nga xam ne Moustapha Gueye moo la ñu tàggatu démb sax lañ def kon beneen jaloore dóor waa Jaraaf bu Ndakaaru 64-44 wante Moustapha Gueye entraîneur bi nee na loola du tax nu fuuy du tax nu beew dañu bëgg bàyyi seen xel ci li ci kanam ndax li des mooy gën a metti match bu neexoon la ndax ñaari équipe yëpp teg nañ seen ay plan ay stratégie Jaraaf équipe bu naqaree joué la ndax surtout option défensive yi ñu yore équipe bu baax la am entraîneur bu xarañ donc ñafe nañu bu baax a baax pour yàlla ma ñu ndam. lan moo tax nga ni Jaraaf à chaque fois dafa nekk équipe bu naqaree joué. option défensive bi mu jël dafa baax équipe Idi coach Idi mu ngi def liggéey bu baax donc am na ay joueurs yu baax aussi li ñu jàpp ne li am solo mooy egg ci demi-finale ak jàmm parce que xam nañ ne bu fa eggee day faxas li nga defoon yëpp exemple diggu daaw mu ngi fi def saison sans défaite ba ci yàgg fin mu perdre championnat bi donc ñun on se prend pas la tête xam nañ ne li ci des mooy gën a métti. ñu daal di wéy ba léegi ci wàllub xabaar yooyu lee kon Alaaji Sène wax nag ne ci basket bi AS Ville de Dakar boobu nga xam ne Moustapha Gueye moo koy tàggat ak Mborika Fall équipe ba nga xam ne mooy Dakar Université Club ak waa Saint-Louis basket club si jigéen ñi ñooy ñetti équipe yi nga xam njort ne ñoom ñii ñoo nar a xëccoo ji ngir nekk champion du Sénégal. judo bi moom ak champion d'Afrique bu bees bi moins de 100 kilos ambition leeral na ko. waaw leeral na ko moom Mbagnick Ndiaye la tudd wuti nag Mbagnick Ndiaye mi nekkoon fi ministre des sports. Mbagnick kay mënul judo. waaw Mbagnick gi il pèse plus de lu tal xaw a jege téeméeri kilo. moom nag ca Cape Town la amee boobu les médailles d'or mu ñu nag dina liggéeyaat bu baax a baax ngir daal gën a ñu gën ko dégg ci boobu les xeetu tàggat yaram ndax dafa war a teewal Sénégal fu ne ci àdduna kàddu mi Youssouf Bodian la ko dénk. waaw titre bi dañ ciy kontaan bu baax di sant yàlla bu baax di gërëm suñuy waajur yi di sant suñu famille bu baax parce que sans ñoom ñu mën a def dara duñu mën a am dara franchement ñu leen di gërëm bu baax di fier tamit ci représenter Sénégal parce que yàgg na trop ñuy xaar médaille bi dafa jotoon quoi ñu changé affaire bi. compétition bi nu mu demee ci yow foofu. métti woon na parce que franchement ni ñu demee xawoon na métti tuuti yu ñu yeggee ba foofu tamit métti woon na et tout journée bi guddoon na trop mais ak ndimbalu suñu borom ak ñaanu Sénégal yëpp yàlla def na si sutura ba ñu mën a am ndam ko préparation mentale bi lañu gën a def ak ça parce que physique bi lépp ñëpp a koy tolloo et détails yi joué ci haut niveau mooy mental bi boo parewul mentalement gëmu mën a dina sori quoi loolu moo tax ñu quitté fii dem France xam nga toog tranquille di entraîner ak le meilleur judoka de la planète xam nga c'est pas donné à tout le monde et que profité nañ bu baax entraîné nañ ak moom jaayante nañ ak moom bu baax te franchement loolu moo fay quoi. tey la moo nekk sa kanam yow ginnaaw titre bi nga jël waaye instant bii nii déjà am na Jeux africains dans 2 mois koy préparé bu baax di préparer tamit championnat du monde yi parce que il faut comme nekk naa champion d'Afrique boobu dañ koy fàtte médaille bi c'est certes damay xeex pour kenn bañante ko jël sama loxo mais instant bii nii sama objectif mooy dem pour ut médaille mondiale ak Jeux olympiques incha allah. xale itam góorgóorlu nañu topp tànk moom judoka bu mag boobule ndax ñu nekk ci cadet yi ak ci junior itam ci championnat d'Afrique yi amoon fii ci Ndakaaru wàññi nañ ca lu dal xel ba tax Babacar Makhtar Wade mi jiite fédération bi dinañ gën a liggéey ngir nag am ay judoka ak ay judokat yu xarañ nekk Afrique di lëmbe Babacar Makhtar Wade la ñuy déglu. participation bu
baax la mais amoon nañ yaakaar ne suñuy résultat mënoon na ëpp lii parce que bëggoon nañ yeneen titre yu nga xamante ne tuuti moo ñu tax ñu manqué ko. Sur le plan de la compétition par équipe Sénégal malheureusement yéeguñu Sénégal 5e la mujj jël Maroc moo ko gagné ci finale de bronze bi donc Sénégal amul médaille ci par équipe bi ñun jàpp nañ ne contre-performance la parce que daaw ci championnat d'Afrique yu amoon Burundi Sénégal moo jëloon 3e dañu jógee ci 3e place daal di dem 5e loolu jàpp nañ ne résultat boo xam ne dañ ci dellu ginnaaw si wàllu organisation bi gis ngeen nu ñu organiser fii ci Dakar Arena mu xam ne première fois bu fii judo doon organiser la organiser fii yombul parce que dafa fa sore mais on avait pris le pari ne dañ fi organiser parce que looloo tax ñu tabax ko de ça puisse être une infrastructure utile alhamdulilah lépp jàll na ci yoon léegi ñu ngi continuer suñu liggéey jëm ci championnat du monde yi championnat du monde ren ci Japon la ci senior yi ak ci Maroc pour junior yi. tarkal Alaaji Assane kon foofu la ñuy yemale xabaaru tàggat yaram. jërëjëf Malal. RFM nit yi yéenekaay yi. ndaw si dafa romb deram am éclat mu rafet lool di scintiller lool ma ne ko yow lan ngay jëfandikoo mu ne ma savon de Marseille créole dong laay sangoo doom ji tamit leer nañ savon de Marseille créole da di savon boo xam ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ferñeent nekk ci savon bi mu naturel lool fu mu ko mën a amee da ngay woote ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06. savon de Marseille créole ma leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndombal tànku premier ministre ak toogu premier ministre ci Sénégal lépp doxee na fa tàbbigee ci gàttal premier ministre amatul ci réew mi l'observateur nañu Macky Sall amee na ko na mu ko bëggee woon bil yéenekaay bi député réew mi càmbar nañu bërki démb projet de loi bi jëm ci indi ay coppite ci constitution réew mi woote nañu ko téeméeri député ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci ànd juróom-ñaari député ñoo ci àndul yeneen juróom-ñaar ñoo ca màndu yéenekaay bi nañu ginnaaw juróom-ñeenti waxtu yu ñu toog doon ko waxtaane fa ñu mujj moo di adopté ko la ñu jaaree jëlee ci réew mi poste premier ministre l'observateur nañu muy ñetteelu yoon nag ci yoon wi lu ni mel di am ci réewum Sénégal Léopold Sédar Senghor defoon na ko fi 1963 Abdou Diouf defoon ko fi 1981 Macky Sall def na ko bërki démb Les Échos nañu premier ministre amatul ci Sénégal primature dee na ba assemblée nationale suul ko réew mi quotidien nañu noonee la demee assemblée nationale yeew na primature ba mu ne ngodd mu gas am kan ba mu xóot ne ko ci yommu suul ko Vox Populi nañu luwaab Macky Sall bi taxawaaluwul ci assemblée nationale député majorité bi mode fast track la ñu ko def maanaam wasa dafa ñëw rek jaar jàll donte it débat yi tàngoon na jër ci assemblée nationale terewul moom loi bi jàll na ak doole ndax téeméeri député ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ko wote journal La Tribune nañu léegi Macky fépp Macky partout ginnaaw premier ministre amatul ci réew mi léegi président Macky Sall moo yor yépp mooy doxal lépp keroog ci assemblée nationale ba ñu fay woote loi bi jëmoon ci indi ay coppite ki yeesal ci constitution réew mi pencum ndaw réew mi di assemblée nationale enquête dina kay nee nañu dafa meloon ne mbedd xastante ba xëqante ba xaxarante ga meloon ne fatul léeg màlle ci biir député yi juróom-ñeenti waxtu yoo xam ne député yi nekkewuñu woon ci assemblée nationale ba lu dul waxante lu ñaaw tàcc yu amutub àpp boole ceeki député majorité bi ku ci nekk ci ñoom di jaay sa morom maa la gën a gëm président Macky Sall soleil national nañu ak loi bi ñu woote adopté ko ba jële fi poste premier ministre daana tax ba ci ñeenti at yi di ñëw ñu yaxanal ci réewum Sénégal lu toll ci téeméeri milliards ak juróom-ñeent fukk ak ñett suur soo mel ne ku naan ñu du dëgg loolee député yi fare ci nguur gi ñoo ko wax ngir bëgg koo sëlëme askan wi faat nañu Boun Abdallah Dionne ba noppi bëgg a gëmloo nit ñi loolee honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mi ngi tuumal député majorité bi ne dañu leen a ger ngir ñu wote loi bi ku ci nekk ci ñoom jox nañu la 1 million ngir nga wote wëy waaye nag ñenn du député yu jigéen ci assemblée nationale journal Source A nee nañu toj nañu fi ne ba ñu wootee projet de loi bi bu nuppi ñoom député yu jigéen yi dañoo sikkimu première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall di ko laajaka ñaanaka wayaan asaka la Sénégal nañu moo taxit jox na leen ko ñoom député yu jigéen yi ci Benno Bokk Yaakaar ku ci nekk première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall jox na la téeméeri junne 500 000 maanaam genn wàllu million ca palais ba la leen Marème Faye Sall invité woon toggal leen lu neex jox leen ñu lekk ba regg ba ñuy dem kenn ku nekk ci ñoom député yu jigéen yi jox nañu la enveloppe téeméeri junni la Sénégal nañu ca député yi wuy ji woon Marème Faye Sall am na fay député yu ñu fa gis yoo xam ne kenn foogu leen fa woon des député yu faree ci kujje politique gi bokk na ci Aïssatou Sabara ak Aminata Kanté yu grand parti Waré Sarr bu parti démocratique Sénégal Awa Gueye ak Aïda Sow Diawara yéenekaay bi nañu Aïda Mbodj daal la fa kenn gisul ñu gis ci xët mu njëkk journal
Le Quotidien xibaar yu ñeel dialogue bu président Macky Sall di woote ak la mu ca nar a waxtaane yéenekaay bi am na lenn lu mu ñu ci wax mi ngi ñuy xamal ne mbirum parrainage bi dina ci bokk datub élection locale yi dana ci bokk anam yi ñu war a fale maire ci Sénégal statut opposition bi ba ci dindi gi ñu dindi poste premier ministre ci réew mi ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo moom ak Moustapha Ba directeur du budget Vox Populi nee nañu dégg nañu seen musiba farandoy Lat Diop ya ca Géejawaay ñoo leen yàq musiba ak melengaan nee nañu ñoom ñaar ñooñee mu di ministre des finances ak directeur des budgets seeni pexe yépp mooy fexe nañu xeexee Lat Diop ba yàqal ko ndax xam nañu dooleeg taxawaay bi mu amee ci wàllu politique ca Géejawaay te loolee dañ ko iñaane coordination des femmes des cadres ak sages yu Géejawaay Vox Populi nee nañu ba ñuy daje démb fa la ñu xam le ne duñu nangu kenn ku naan Lat Diop sa bët bi suufa ngi ci dinañu ko xeex fu mu yam neex ndax Lat Diop mooy seenum Lat Joor kenn du ko laal Lat bi nañu jàmm jeex na ci diggante Lat Diop ak Abdoulaye Daouda Diallo c'est la guerre ouverte ñu ubbi enquête dina kay xooli gëstu bi mu xëyee tey ji journal bi sàngara la xëyee njaayum sàngara gi ci réew mi ak mandi gi ci réew mi journal bi def na ci gëstu bu yaa dem sax ba di ñu baaxee kàdduy témoignage yu bàyyeekoo ci kenn ku ñu naan Fallu mu nga dëkki Kees nee na sàngara yàq na àddunaam dafa bëgg a bàyyi ndax sonn na mandi tax na léegi dem na sax ba mënatut a jox ay doomam lu ñu ndékkee ndaw si dafa romb deram am éclat mu rafet lool di scintiller lool ma ne ko yow lan ngay jëfandikoo mu ne ma savon de Marseille créole dong laay sangoo doom ji tamit leer nañ savon de Marseille créole da di savon boo xam ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ferñeent nekk ci savon bi mu naturel lool fu mu ko mën a amee da ngay woote ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06. savon de Marseille créole leen doon may li ci yéenekaay gis-gis. yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm bu baax di ko sant egsi ak yéen ci gis-gis ak RFM di waxtaane rek dogalu tribunal Mbour ñeel sëñ Cheikh Béthio Thioune ak ñenn ci ay taalibeem cantakun fàttali ni fukki ati kaso travaux forcés la ko tribunal daal di teg moom sëñ Cheikh Béthio Thioune ñaari téeméeri million alamaan ngir ñaari njabootuk ñi faatu ca Medinatul Salaam fukk ci ay taalibeem ñoom ñu teg leen fukk ak juróomi at di 15 ans travaux forcés lecture di jàngat bi ñeel dogal tribunal boobee la ñuy waxtaanee ci gis-gis ak rajo Futur Média ak ñun ci téléphone bi professeur Iba Barry Camara moom jàngalekat la ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur ci wàllu droit pénal professeur Barry ñu ngi lay nuyu bu baax. mais maa ngi lay ziar sëñ Assane nga la gis nag. mais maa ngi sant yàlla wér. naka yitte yi. alhamdulilah. macha allah tabarakallah. jërëjëf Camara nan ngay ban lecture ngay def noo jàngatee dogalu tribunal bi ci Mbour ñeel sëñ Cheikh Béthio. waaw comme rek ni ñu ko waxee woon ca njëlbeen ba rek ci doortaay ga. en réalité donc mbir yi daal dem na noonu nga xam bi moom la ko yoon tënkee. moom waxoon nañ ko mu ñëw pour ñu mën ko juger mais ñëwul donc li lu yoon bi wax nee nañu ku ñëw ñu convoqué la su fekkee ni accusé nga ñëw ñu woo la ñëwoo te indi woo raison yoo xam ne yii. yu taxaw la yoo xam ne légitime na. yoo xam ne mën na tax ñu reporté kii bi raison yi su ñëwul kay yoon dafa may juge bi mu statuer affaire juge la par contumace mooy li ñuy wax rek. léegi nag jugé nañ ko ba fu mu nekk di am na décision boo xam bi ñëw na c'est une décision maintenant définitive mën nañ jàpp ni léegi donc du point de vue pénal daan nañ ko fukki at yoo xam ne yi da koy tëdd. maa ngi dégg ñu ne ces avocats attendent son retour dañuy xaar mu ñibbisi ngir def appel loolu de xanaa kon bu fekkee ni nga ko waxee noonu la ko yoon waxee appel moom du mënut a am. appel moom mënul am ala kulli xaal appel moom mënul am xam nga kan mooy wax appel. nga xam ne kii mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy jugé ndoog moom. ñi nga xam ne ñoom ñoo teewoon ci tribunal ba ñu leen doon jugé. ñooñu mën nañ def appel waaye moom mi nga xam ne bii teewul woon. mënul def appel. fenn rek la mën a def appel mu ñëw ba ñëw ne affaire bi en fait ñu jugé waat ko. parce que loolu c'est une possibilité. suñ ko jugé atee su boobaa nag mën nañu interjeter appel mais nii. su ñëwee toog ba nga xam ne bii en fait affaire bi li ñu naan béy wey na mbuus. waaw béy wey na mbuus. boobaa kenn mënu si dara mënul def appel te mënul def tamit pourvoi en cassation. yow nitu yoon kii lan ngay wax la famille bu ndem si yàlla Bara Sow ñoom dañoo ne daan bi dafa oyof yow doo wax loolu da nga naan rek dañuy respecté dogal tribunal wala. waaw ala kulli xaal mais nag ñoom su fekkee ni ñoom yaakaar nañ ni daal juge bi li nga xam ne moom lañ leen jox ci affaire ndàmpaay. doyul yoon may na leen de ñoom tamit ñu interjeté appel. ñëw demander en fait kii chambre criminelle d'appel bi
mu ñëw jugé waat affaire bi pour gën a yokk li nga xam ne moom la ñu laaj. loolu rek la. ok fekk nag juge bi nag moom suy jugé day ñëw jugé rek li nga xam ne yaakaar nañ en fait moom moo gën. demandé nañ ay milliards. il paraît que xaw ma 200 millions moom lañ leen alloué. 200 millions. mais nag su fekkee ne ñoom d' accord si yaakaar nañu tuuti na lool. mën nañ def interjeté appel comme rek koo xam ne kii kontaanul si benn dogal. ni la yoon mayee nga dugal appel. kon ni yoon tëjee mbir mi moom ci sëñ Cheikh Béthio contumace gee waral ñàkk teewam mais. may na beneen partie bi moom ñu def appel. ala kulli xaal yeneen partie yi teewoon yëpp. mën nañu def appel. bu kii déglu rajo bi ne tëj nañ Cheikh bi 10 ans travaux forcés forcément dafay xalaat ndax dañ koy dugal ci kaso bi am déet. looloo war de looloo war. c'est que xam nga Sénégal des fois dañuy def benn dafa am benn jumte bu am. parce que dañ ne comme par exemple soo amee yenn âge yi kenn du la tëj loolu amul loolu yoon bi waxu ko. dañ naan contrainte par corps. moom la yoon bi wax ne. koo xam ne kii tëj nañ ko. nga war a fekk tëjum kaso. xam nga souvent dafay accompagner. li ñu naan ay dommages et intérêts wala ay amende yoo xam ne da nga ko amee yoon wala keneen. loolu lañ ne su fekkee ni fayoo ko xaalis boo nga xam ne da nga ko war a fayoo ko. soo ko fay boobu en fait ni nga koy fayee mooy ñu gën la tëj prison. mais nag boobu lañ ne. su fekkee ni nit ki nag moom am na biñ koy daan wala bi muy commencé tëdd am na 70 ans. boobu nag la ñuy wax ne moom en fait kenn mënu ko def contrainte par corps. moom ak xale bi en fait moom mooy yem également mooy xale bi nga xam bi dañ ko condamné yooyu. ñoom ñoo en fait ñoom ñoo yem. ce n'est pas le cas pour le Cheikh. dégguma. ma ne ce n'est pas le cas pour sëñ Cheikh Béthio Thioune. non en fait moom c'est vrai que su ñëwee nii. dañu koy tëj mais su fekkee ni pour li nga xam ne moom la war a fay. amande yi. ak li nga xam ne moom la ameel ñi nga xam ne ñoom ñooy partie civile bi. su ko kiiwul kenn du ko mën a tëj pour loolu nga xam ne moom la leen ameel. mais li nga xam ne moom lañ ko tëj ci 10 ans yi moom ala kulli xaal da koy tëdd. maintenant bu ñu fàtte ni am na dossier médical ndax am paju moo waral sax ñàkk teewam. dossier médical déedéet Ségasane. oui bu ñu jaawat affaire de dossier médical bi. xam nga ban effet la amoon. moo di que ne ñu jëwoon présenté ko juge bi avant même ñuy commencé di juger mbir bi. moom su fekkoon ne ñëw na wane joxe nañ ko dossier bu xam ne effectivement. kii li tax ñëwul. parce que dafa feebar. boobu su boobaa yoon may na juge bi mu reporté. en fait procès bi ba keroog moom mu mën a ñëw taxaw ñu juger ko mais comme niñ ko xamee. su juge demee ba déclaré que ni effectivement dañ koy jugé par contumace moo di que ni dossier boobu xëy na ñu présenté en fait doyu ko. ndax dafay tekki ni kon dafay tekki sa développement. sa analyse dafay tekki ni bu fi tegee tànk dañ ko war a dugal ci kaso bi. ala kulli xaal. wala moom mu ñëw. waaw constitué wu prisonnier. waaw kay te su fekkee ne ñëw na constitué prisonnier. su boobaa en fait mën na ñëw. demander à ce que ñu rejuger ko. mais loolu tamit li ci xaw a nduru paradoxe ci man mi nga xam du ma nitu droit mooy bu ko juge bi bëggoon daf naan dem leen jëli ko nañ def mandat d'arrêt. mais sëñ bi li ma lay dégg te baaxatul de leeratul de. ma ne. waaw bu fekkoon ni kay li nga ko waxee nii bu ñëwee dañ ko war a tëj kay. lu tax juge bi sàkkuwul mandat d'arrêt pour ñu jëli ko. waaw est-ce que du juge bi par là dafa bëgg ni moom sàkkuwul tëj gi daan bi rek la mettre en valeur mais. du kaso mais nag wax la xam nga moom juge bi moom dafa libre na ci loolu. mais xam nga mandat d'arrêt bi fan la doon gën a amee solo. oui bi nga xamee ni bii donc dañ ko waroon jugé ñëwul mu ne ala kulli xaal lu gars yi mën a def nañ ko indi comme ça mu mën a teew ci kii bi. nu mu ci tribunal ci audience waaw. maintenant fu mu nekk nii jugé nañ ko ba pare. léegi kay moom juge bi yoonam nekkul si. léegi kan moo war a veiller à ce que. donc daan yi nga xam ne moo leen ko daan. exécution yi ñu exécuté ko mais procureur la donc léegi. procureur très bien su fekkee ni moom yoon may na ko. mu demander à ce que en fait à France xam nañ ni foofu la. il est obligé de le faire. il est obligé dafa am obligation def ko wala. déet waaye nag kaay ma wax la. kooku nag moom ci moom la dépendre. ci moom la dépendre moom nag moom moo ñëw xool. jërëjëf est-ce que dina ko def est-ce que du ko def. voilà mu demande en fait extradition parce que. kooku beneen xeet. beneen mbir la très bien boo xam bi bokkul ak effectivement en fait audience yi. waaw kay jërëjëf en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax professeur Iba Barry Camara ci yooyu leeral yëpp. waaye maa la raw maa ngi nuyu njaboot gi yëpp jërëjëf professeur yàlla defal la jàmm. defal ko it maître Baba Diop mi ñu dab ci waxtaan wi xam naa dafa nekkoon ci yitte maître Baba Diop avocat à la cour maa ngi lay ziar bu baax maître.
waaye sëñ Assane ñu ngi lay delloo ziar di ziar waa auditeur RFM yëpp. jërëjëf Diop di leen baal àq di leen baalu àq ci weeru koor gi. baal nañ la nga baal ñu. di ñaan yàlla defal ñu ci jàmm. amiin Diop. ñu ngi waxtaane rek dogalu tribunal bu Mbour ñeel sëñ Cheikh Béthio Thioune ak ñenn ci ay cantakun yow ban lecture njàngat nga ciy def en tant qu'avocat. waaw jàngat bi ma ciy def daal mooy xaar nañ ko ci lu yàgg. indi na fi coow lu bari ci longue détention yeeg yooyu. donc tey am nañ mbégte bu tribunal bi enfin dogale. ci li nga xam ne moom lañ doon tuumal sëriñ boobu ak i taalibeem ba joxe ci atteem jàngat bi nag du bari. ndax du ñu mën a xuus ŋàññ ci li nga xam ne moom la juge bi dogal. ndax élément ya mu ko dogalee moom rek a ko yor. ku ci ne jox na ko la mu yor muy procureur ak avocat de la défense yi. moom dajale na dossier am xool jàngat ko soytu ko ay njoñam ba gis ne la mu àtte loolu la war a àtte donc loolu ñun dañu koy respecter en tant qu'acteur de la justice. alors li ma dégg nag ci coow yi baa ngi di nuyu profité di nuyu sama xarit Iba Bari Camara. waaye jàngatam am na lu ma ci d'accordul. parce que sànq sax yow juñu nga ko. ndax bu cheikh bi dellusee parce que am na peine d'emprisonnement ferme rek. est-ce que dañu koy téye wala duñu ko téye man je suis d'avis contraire. ndax procureur ci boppam moom dafa sàkk woon ne ginnaaw newu fi nañu ko tëj ay atu kaso yooyu mu waxoon ba pare. waaye rax ci dolli nañu ko téye yóbbu ko kaso. ndax jamono dañ koy atte moom nekkul kaso ndax faralu di am. ñu lay atte ci yu mel ni te nekkoo kaso. parce que normalement sax bu ñu lay atte yow da ngay ñëw constitué wu prisonnier. nga ñëw ñu atte la bu ñu la bàyyee ñu bàyyi la bu ñu la tegee peine na nga xam ne peine bi ferme lay doon nga daal di ko tëdd. mais bu la fekkee ci biti boobaa nag faw ñu laaj ñu defal la mandat d'arrêt bu dee yaa ngi ci réew mi wala mandat d'arrêt international bu dee newoo ci réew mi xam nga loolu procureur sàkk woon na ko. donc soxla woon mu ko doon sàkku bu fekkoon ne peine bi rek doy na. donc procureur du ci rax dolli di sàkku. ne nañ ci teg mandat d'arrêt. parce que mandat d'arrêt bi dafa war bu fekkee bëgg nañ ñu téye ko yóbbu ko prison. mais procureur mais juge bi ci wàllu boppam. ci doyam moom moo jàng dossier bi xam ne mandat d'arrêt bi jaru ko loolu moo ko àtte. donc danañ ko teg peine d'emprisonnement parce que peine d'emprisonnement bi rek aussi. am na ay conséquences yu bari. donc yeneen conséquences yi dana am ci casier judiciaire rek lépp lu ñu bëgg. waaye nag juge bi moom jéggal na ko ci kaso bi moom tegu ko kaso. yow lecture boobu nga def daal. loolu mooy li yoon wax. loolu mooy li mën a am parce que tey jii. bu dee dañuy exécuter décision bi. mais mënuñu exécuter lu juge bi dogalul. ñoom procureur ci boppam xam nga moo yor mbirum kaso. procureur dafa sàkk woon ne juge bi nang ma ko tegal mu am mandat d'arrêt ndax moom mu mën ko exécuter bu amoon mandat d'arrêt tey war na moom procureur bi moom mooy jël décision bi ne yor naa sama mandat d'arrêt nag dama koy exécuter léegi. mais bu ko yorul te laaj na ko te tribunal d'accord ci ak moom te tribunal rek mooy wan ma àtte lu ñu mën a jàpp. donc ça veut dire que moom mënul dem sàkku ji nañu ko téye indi ko dugal ko kaso. waaye nag peine bi dana dugg fa mu war a dugg. leneen lañ ko teg aussi ci xaalis ak loolu yëpp aussi ka ko yelloo muy li ñuy tuddee partie civile ñoom it ca la leen war bu ñu jëlee décision bi aussi danañ ko exécuter dem laaj seen xaalis. waaye nag foofu rek la yem. ndax dafay tekki ni juge bi ci lu wuute ak gis-gisu procureur daf ko nangul jàngoro yeeg paju mi. waaw xam nga élément yi ñi mën a tenir compte foofu bari na encore une fois de plus nekkuñu dans les secrets des dieux pour xam exactement juge bi lii ak lii moo tax mu dàq mandat d'arrêt bi parce que moom buy àtte tey jii nit ñi bu ñu jëloon dogal bi mu jël yor ko kayit bi di ko liir moom ca lañ ko laaj yëpp dana ne lii ak lii moo tax ma d'accord ci lii ak lii moo tax d'accorduma ci waaye nag loolu yëpp comme wax nañ ko fa moom dana ci tenir compte moom pour xam ndax waroon na ko mën a teg mandat d'arrêt wala waru ko mën a teg mais confusion bi nit ñi di def comme sànq effectivement professeur wax na ci dëgg mooy âge bi effectivement loolu du ci dara. loolu loi waxu ko loolu. waaw loolu loi waxu ko loolu ci contrainte par corps rek lañ ko wax. maanaam contrainte par corps mooy bu fekkente ne partie civile bi. tribunal dafa jël dogal boobu mu war a laaj xaalisam ñu fay ko. bu ñu ko fayul moom mën na sàkku ci procureur ñu delloo waa ji kaso ba muy fay. loolu dëgg la âge bi bu fekkente ne dépassé na 75 ans munoo ko def.
mais bu fekkente ne peine d'emprisonnement la par rapport pour sanctionner une infraction pénale loolu amul âge boo amul 200 ans aussi. bu dee peine bi da nga ko war a tëdd aussi da nga koy tëdd. waaw de façon globale xam naa doo ci mën a sori parce que ci sa njëlbeen wax rek nee nga il faut que ñu respecter dogalu juge bi ndax moom rek moo xam ci aqulaay taalaam lu tax mu dogale nii waaye boo dégloo tuuma yi topp gi ak jéey ji est-ce que de façon globale 10 ans travaux forcés ngir cheikh bi 15 ans ngir 10 autres disciples yanu na maanaa ci sa gis-gis ne avocat dama koy laaj ndax famille yu Bara Sow ñoom dañ ni dafa néew nepp daan. waaw xam nga nag ñoom seen bëgg-bëgg ak seen yéene rek la ñuy waxee. waaye xam naa ne xamuñu yoon pour mën a apprécier sax. pour xam sax ndax peine bii ak peine bii moo légal ou pas. mais c'est vrai que aussi au vu di gravité fait yi ak tenir compte ci li procureur laajoon bon mën nañu jàpp ne xëy na xaw na ndaw waaye nag encore une fois de plus man bu ma doon famille Bara Sow man li nga xam ne ñoom moom mooy seen àq ci mbir mi tey jii. cheikh bi bañ a tëdd kaso sax moo leen gënal moo leen waroon gënal parce que tey jii bu tëddoon kaso ñoom la nga xam ne moom la leen yoon jox duñ ci jot bu fekkee ne mi ngi ci biti ñoom tey ñoom bu ñuy jot seen àtte rek mën nañ jël seen huissier de justice mu topp ko pour mu fay millions yooyu donte la ñuy jot fayul bakkan waaw fayul bakkan waaye nag comme ñoom dem nañ ba laaj ko tribunal parce que fayul bakkan waaye laaj nañ xaalis aussi donc bu ngeen toppee seen logique te comme xaalis la ñu laaj yoon ba yoon ne leen am leen xaalis baa ngi nii même bu dee xeeb nañ ko wala xeebuñu ko waaw waaye xaalis boobu bu nit ñi nekkee kaso ñoom pour fukki at wala ñaar fukki at ñoom duñ ci jot te ñoom dem nañ ba ci yoon di laaj lu mel noonu donc pour man na ñëpp dal rek xam ne aussi yoon la buñ ci d'accordul nag am nañ voie de recours ñoom mën nañ koo def seen appel dem ne nañ leen yokkal ndàmpaay wala nañ leen ko wàññil waaye nag peine bi moom kooku procureur a ko moom procureur ci mën a def appel bu dee d'accordul dëgg la maa ngi koy laaj professeur Iba Barry Camara sànq ndax procureur daf ci am obligation bi wala moom it yoon daf ko may rek sañ-sañ bi yam ca du obligation sañ-sañ la rek moom mooy seet ndax d'accord na ci wala d'accordu ci bu ci d'accordee mu bàyyi noonu bu ci d'accordul nag te bëgg ñu changer ko dana def appel pour yóbbuwaat ko ci cour d'appel chambre criminelle bu cour d'appel ca moom procureur amul benn kenn ci partie civile bi bu mën a def recours à son endroit amul déedéet nag ku nekk ak sa cër lii cëru procureur mooy action publique bi mooy peine bi loolu procureur a ko moom les intérêts civils muy l'action civile réparation yi loolu partie civile a ko moom procureur mënul def appel ci réparation partie civile mënul def appel ci peine très bien c'est bon à savoir léegi avec le recul yow en tant qu'avocat ban ab impression nga am globalement ci àtte bi temps bi mu duré ñu doon wax ni dafa yeex jéey ji par rapport ak daan ni yow globalement ci gàttal ndax rafetlu nga liggéey justice Sénégal ndax yaakaar nga ni lu ni mel jéey ju ni mel nit dootul am fit def ko ci réew mi waaw loolu de bu doon suñ sañ-sañ ñu lii nekk jàngat boo xam ne kenn dootul am fit def lu mel nii c'est vrai que pour ñun daani xëy na waroon na gën a mën a diis par rapport ak fay ni mu bindoo waaye nag ñëpp d'accord nañu ci ne justice bi ci wàllu détention yu long yooyu avant ñu lay attee posé na problème ndax gis nañ rek àjjuma bi passé magistrat yeeg avocat yeeg ñeneen ak yeneen acteurs yëpp demoon nañu benn lël boo xam ne dañ ci doon wax yan pexe la ñu war a mën a teg pour longue détention yi ñu koy éviter donc ñëpp d'accord nañu ci que yàgg na avant ñu koy atte donc comme atte bi ñëw na tey ba mu demee nii wax dëgg yàlla danañ ko rafetlu rek ndax loolu lañ ci doon laaj ba tax ñoom ñuy grève de la faim ak lu ne mais tey au moins leer na ci bopp ñëpp ku ne xam na tey li ñu la teg ak li ñu la tegul donc ñu respecté xam ne justice mooy doxee noonu et que aussi état bi au niveau du ministère de la justice ñu ngi continuer di xalaat ak avocat yeeg ñëpp di xool ay pexe yoo xam ne bu ñu ko tegee lu mel noonu nga wax dootu fi mën a am fii ci justice Sénégal incha allah jërëjëf maître Baba Diop jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ci leeral yi sant bu baax professeur Iba Barry Camara moom it ci yooyu leeral yëpp taxoon jóg gis-gis ak RFM rek leerlu ci benn mbir di ponk bis bu ca ne altine ba àjjuma la ak yéen ci rajo Futur Média ñuy jaajëfal gan yooyu naka yéen nen yéen ñu doon déglu di auditeur waaye it Abdoulaye Aliou Ba mi nekkoon ci technique bi di jaajëfal bu baax Alaaji Njogu Jeen ci wàllu réalisation ci kanam tuuti communiqué ak soxna Ami Ndaw ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm